amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. Asalaamaaleykum mbokki jullit yi, asalaamaaleykum mbokki taalibe yi. noo ngi am mbégte dellu si waat ak yéen ni ñu koy defee dimanche bu jot ci waxtu wi ci seen rajo Xassida Online fii ci diaspora ngeen ci ànd ak seen xarit seen mbokkum taalibe Pape Makhtar Tall fële ca Parme ci geneen wàll wi seen ndongo Pape Demba Dia fii ci Pontedera ci xarale bi Serigne Modou Mbaye Thiam Baye Fall di ziar ñëpp di jiital ci ziar bi suñu yaakaar teeg ëllëg Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi ba nga xam ni liggéey boobu moom la yàlla dogal tey jii mu teewal fi Serigne Touba yéene jim ci am moom mottali ko jàmm waaye it di ñaanal bépp seexi Serigne Touba ak kilifa diine yi nga xam ni ñoom ñoo ñu wër bu ñu limee kilifa yu mag yi rek mel na ni tudd nañu ñëpp ku lim jum di ziar it suñu mbokk yi nga xam ni ñun ak ñoom ñoo bokk Sénégal yàlla def ñu nekk ci beneen diine waaye bokk ci giirug axlul kitaab mu di suñu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci communauté chrétienne bi ñoom it ñu ngi leen di ziar ndax bari nañ ci ay mbokk yoo xam ni ñun ak ñoom ñooy bokk fii ci dëkk bi nekk ci diaspora bi waaye it bokkaat bokk ay yëngu-yëngu moo xam ay association moo xam liggéey moo xam dëkk moo xam lu mu mënti doon kon ñu ngi ziar ñëpp waaye it di ziar suñu mbokk yi nga xam ni ñoom lañu bokkal télé bi rajo bi astafurlah bu ñu ci jiitalee Serigne Mouhamadan Mbacké teg ci sëñ Ibrahima Ndiaye rek mel na ni tudd nañu ñëpp ñu joxal ñu ko séddaleel ñu ko mbooleem mbokk moo xam ni yaa ngi ci biir rajo bi di ziyaari sunu xarit sunu doomu ndey El Hadj Cheikh Mbacké Mbuub géwélu Xaadimu Rasuul di ko wax ni ko namm nañ ko dimanche bi weesu ndeysaan yàlla dogal ñuy waxtaan sujet bu am solo mu dugg ànd seeg ñun li ñuy wax rek ba Sénégal ndeysaan joxe contribution loolu lu am solo la di ziar it mbokk yi nga xam ni daanaka dimanche bu jot ñun ak ñoom daanaka buñ la gisee nga dugg rek ñu taal seen rajo sëñ Baro Milan maa ngi koy siyaar sëñ mbokk yi nga xam ni daanaka at dimanche waxtu wi rek la ñuy xaar léeg-léeg sax ndeysaan yàlla day dogal ñu am ay gàllankoor tekk retransmission waaye su boobaa da ngay gis ñu woola di la laaj lu tax maanaam nekku leen direct kon ñu ngi ziar mbokk yëpp xanaa rek damay jox sëñ Pape Makhtar mu dugg nuyoo ñu doog a tàmbali sëñ Pape bisimilah. jërëjëf sëñ Pape asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sangu-sang yi ñu ngi sant bu baax Sëriñ Tuuba sëñ Muntaxa Bachir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ànd ak wér di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci bépp loxo kilifa diine ak kilifa aada ak fu nu mënti ne ci àdduna bi di nuyu bu baax a baax suñu mbokk auditeurs yi ndax kiy wax kiy déglu lay bëgg di nuyu nag ak ziar suñu jëwriñ yi nga xamante ni ñoo ne ci rajo bi sëñ Mahmadan sëñ Ibrahima ak suñu technicien Baye Fall moom nga xam ne du tàyyi di leen ziar bu baax a baax di leen ndokkeel di nuyu nag suñu jëwriñ suñu xarit El Hadj Cheikh Mbacké Mbuub géwélu Xaadim Rasul di ko ñaanal yàlla moom it li mu dëkkmal ci liggéeyam yàlla yombalal ko oyofal ko lool saa su ne nag mi ñuy bàyyi xel sëñ Pape ni nga ko waxee rek
ndax dimanche passé vraiment ñëw na bokk ak ñun plateau bi loolu mooy wane ni newu fi waaye xel maa ngi fi ñu koy siyaar bu baax ndax ñun bu ñu ñemee sax xuus dëgg-dëgg moo ñu tax a ñeme di nuyu bu baax nag suma xarit sëñ Ablaye keroog wax dëgg yàlla def na émission bu neex sax bu macha allah tubaarkàlla ku am doon ku am kàllaama macha allah ñu koy ñaanal di ko ziar moom it vraiment xanaa gàttal rek sëñ Pape ndax xam naa ni li duuf ci nag bi yëpp du xaj ci cin li ndax ñun moom comme yàlla dogal na dañuy wéy ci actualité dëkk bi moom dafa mel ni semaine bi li fiy rot moom xam naa ni bu doon ay xeer dana diis lool ndax saa su ne moom liy wadd bari na lool te it comme mbokk auditeurs yi dañuy nam wax dëgg yàlla ñu leen di gindi moo taxit ci biir semaine bi ñun duñu def ak lenn suñu wareef du lenn lu dul lu nu taataan rek ñëw baaxee ko ak ñoom ak fu nu mënti nekk ci àdduna bi ñuy fàttali rek ni émission bi moom di nga ko mën a déglu nii ci Facebook bi di nga ko déglu ci YouTube bi Sénégal it da nga ko déglu ci rajo yi kon mbokk taalibe yi nañ ci teewlu bu baax a baax ndax instrument la boo xamante ni wax dëgg yàlla information war a tuttumranke ci sunu biir ndax lanu jafe woon démb tey ji yomb nañu kon nañ ko utiliser rek ci anam bi ñu ko war a utiliser ci kàttu yàlla liñ ci bëgg yëpp yàlla mën nañu ko yombal sëñ Pape. jërëjëf sëñ Pape Mokhtar jërëjëf mbokki auditeurs yi di fàttali rek ni yéen a ngi déglu seen émission diaspora fii ci rajo Xassida online tey ji le 9 février 2020 ñuy ziar suñu jëriñ sëñ Ablaye Diop moom it ndeysaan ni nga ko waxee rek ci yaatoom dimanche bi ndeysaan def nañ fi waxtaan bu am solo doon ci waxtaan ci xew-xew yi nga xam ne rek mooy actualité Italie ci noonu daanaka la ñuy continuer rek ndax semaine bi daanaka ñëpp dégg nañu Italie xew-xew yi fi nekk maanaam li fi gën a bees daanaka boo ko xoolee mu di sénégalais yi nga xam ne ak immigré yi nga xam ni dañoo nekk ci dëkk bi te yoruñu këyit ñu neex a nax gaaw a jaaxle loo leen wax ñu gëm ko daanaka mën naa ni ba sax ñi nekk ci yeneen dëkk yi ndax boo ko xoolee jamono ji diggante Espagne ak Italie foofu la sénégalais yëpp daanaka lëmbee ndax seen gouvernement yi yàlla dafa dogal ñu wax éventualité boo xam ni maanaam probabilité ak seen bëgg-bëgg ne ñoom kat jamono ji ñi ngi am yéene bëgg a maye ay kayit loolu nag tax maanaam boo xoolee ci YouTube yi boo xoolee ci WhatsApp yi da ngay dégg ay audio yoo xam ni daanaka daf lay jaaxal ñun sénégalais nag nekk bokk ci ñi nga xam ni daanaka mën naa ni ñoo gën a neex a nax ci communauté yi ndax fi mu ne nii daanaka ab Pape Demba bu ñëwee rek mën naa ni yore cartable nit ñi dañ koy rang duñu xam fu mu jógee duñu xam histoire am duñu xam lu muy liggéey duñu xam fan la apo jaarewu loolu nag nekk loo xam ni at mu jot saa yu suñuy waxi kayit dañuy gis ñu bari ci la ñu amee problème ndax da ngay gis ay nit yoo xam ni dañuy dem joxe seeni kayit généralité ñu dugalal leen ci ay dugal nax yoo xam ni daanaka daf leen di gàllankoor ba bu ñu demee ba war a mën a am kayit du ñu mën a am kayit loolu nag ñu bëggoon ci lancer cri d'alarme boo xam ni nit ñi ubbi seen xel ñu xamal leen ni leen éventualité la kayit fii ci mois bi mënta nekk ndax parcours bi kayit war a jaar yëpp déggaguñ ko bokk ci biir Italie ma bëggoon rek tey ji sëñ Pape nga jox ci sa xalaat mettre tam def ci benn mise en garde ba sénégalais yi nekk ci diaspora bi ñi nekk ci yeneen dëkk yi bëgg a paas di ñëw
ndax da ngay gis léeg-léeg sénégalais bu nekkee Portugal wala Espagne wala France ndeysaan amul këyit bu déggee ni ñu ngi may fii këyit rek day daw ñëw dépenser xaalis bu ñëwee ku mu njëkk a taseel bu ko ne mën naa lijjanti jox ma nangam mu commencé dugg ci biir joxe ay këyitam nekk ci ay gàllankoor ba xëy na bu gisee buntu dootu ci mën a dugg sëñ Pape këyit yi ngay dégg ban xalaat nga ci am ak ban gis-gis nga ci am. xanaa ab dégg rek laa ci am maanaam xam nga sëñ Pape damay wax sànq ma ni gis nga ñun sénégalais yi ñun ñooy defaral suñu bopp loi daanaka yeneen immigré yi sax ñoom dañuy déglu sénégalais yi pour que sénégalais yi takk rajo yi ratatati ci Facebook beeg WhatsApp yeeg nangam ak nangam ba nga xamante ni dana dem ba àgg ca président de la république sax ne kon sénégalais yi nii lañ ko bëggee léegi nañ ko defee lii maanaam xam nga Italie nekk na dëkk boo xamante ni waxuma Italie sax même yeneen dëkk ñun bu ma yaboo ni abale këyit bu ma yaboo ni ci askanu sénégalais la tàmbalee dem nañu ba jamono dikk dàpp nu ba tubaab yi découvrir loolu ba ci agence yi sax booy dem di déposer ji pour liggéey dañ lay laaj passeport loolu dem ba yàqu ndax suñu wax ñu dem ba maanaam boo bëggee jur sa doomu rak wala doomu mag nga bëgg koo jàppale bëgg koo dimbali bëgg koo indi sa wet pour mu daan dooleem pour mën a dimbali way juram dem nañu ba suñuy wax suñu làmmiñ ak suñu rajo yi ñuy takk àgg na ba léegi booy indi nit sax dañ lay defal examen DNA damay jéggalu nag ndax ci man sénégalais laa ni ñëpp waaye yëf yi bu amee dañoo war di taxaw tuuti di xoolaat suñu bopp kon war nañoo toogaat tuuti yeddaat suñu bopp ci yu bari dégg nañu nit wax yéeneem mais yéene du réalité quand même parce que ku ne xam na ni immigration dafa nekk benn thème boo xamante ni ces derniers 10 ans mooy thème bi ñu gën a discuter ci Italie mooy thème bi nga xamante ni mooy fal mooy folli ndax Salvini immigration la utiliser ba falu fii di immigration moo ko daaneel ndax ñàkk koo mën a gouverner léegi nag bu ñu demee ba nga xamante ni ñaari coloration politique ànd nañu di gouverner réew mi ñu jël kenn teg ko comme ministère de l'intérieur mu xam situation bi fi nekk xam ni amoon na loi bu ñuy wax Bossi-Fini amoon na ay clandestins yu mu créé mu tolloon ci say bu takku toll presque plus de 400,000 personnes décréto legge sicurezza bu Salvini bi ñëw indeeti bëgg a construiraat beneen stratégie boo xamante ni ak mécanisme boo xam ni dafay balancer waat xale yi ci clandestinité mooy maanaam xale yi dugg ci gaal yi ñëw di dem commission ñu dàq leen ñu defaat recours ñu dàq leen ñu am ay permis séjour 6 mois yoo xamante ni pratiquement pour ñu renouveler ko c'est un problème que richevouté yi ñuy yore pour déposer ci liggéey agence yeeg yooyu sax dootuñu ko jël far xam nga kooku mën nañ bañ ni clandestin la waaye dafa nekk en situation irrégulière parce que situation irrégulière weesuwul ñàkk stabilité weesuwul nga bëgg a liggéey mënuloo liggéey weesuwul nga yor këyit goo xamante ni mën na la may nga toog fii buñ la contrôler bàyyi la nga dem waaye mënoo cee liggéey mënoo cee def dara léegi nag ñoom bu ñu xoolee gouvernement bi xool ni gis situation boobu mi ngi xaw a doy waar ñu gis parti social yi muy ci jell ci lu wil def nañu ay ricaamo ba tàyyi ci gouvernement bi ñoom bu ñu toogee le ministre en personne toog ni man de sama yéene mooy ñu def benn sanatoria mais waxul nii lañ koy defee waxul nee lañ koy defee waxul condition yii la waxul boo amee këyit bi ak këyit ba ca des danañ la may wala duñ la may nangam ak nangam dafa annoncé rek yéeneem léegi nag boo retourné waat nga gis sénégalais yi di jël ay vocal di jël ay vidéo di dugg ci YouTube di ci balancer ay dañuy maye këyit ba noppi la ma ca gën a def ay retaan mooy non seulement duñu ko génnee rek waaye dañuy wax sax seen tur ak seen sant donc benn Pape Tall dana fexe ba lijjanti
Ablaye Seyme wala Sayer Cissé mi fan la dëkk ak nan laay def ba jot ko ak ku ko xam ma lijjanti ko pour moom mu wax ma gindi ma ak nag laay def ba jokkoo ak moom pour mën koo jox la ma koy jox pour moom mu jàppale ma ci kayit yi donc nañu tey te def ndànk ndax immigration ñun rek neewuñu fi ñun nous sommes la 14e communauté bi fi gën a peuplé 14e donc am na 13 communautés yu ñu fi jiitu ñoo xam ne ñoo ñu gën a takku fuuf yu nekk fii te yëngatuwuñ ci waxuñ ci ñun ñu bëgg cee wax sama waxu démb rek moom laay dellu si waat ñooy ci communauté yi fi gën a néew mais ñoo fi gën a bëri bruit donc nañu teey te def ndànk te booy xool waa ji nga xamante ni publier na ko ci YouTube bi man bi ma ko xoolee dama ne mi kii boo dawalee sa xel tuuti rek di nga ni kii confusion lay def parce que boo xoolee décréto flusso moom la génnee pratiquement ci kii bi. te pourtant Pape fi mu ne nii am na ñu ma weddi man. waaw am na ñoo xam ni dañuy wax ni man dama mën a alarmer. ndax xam nga sénégalais ku koy wax lu ko neex rek la bëgg. waaw. tey jii am na ñu ma wax ni leen kooku li muy wax tegu ko ci xam-xam. déedéet. ma déggaat nit wax sama ginnaaw ni man dama mën a alarmer. parce que du ma wax j'ai pas tendance à leur dire ce qui leur plaît. waaw xam nga rek maa ngi jégalu ci dog bi. waaw gaañ yi lii leen arrangé rek parfois moom la ñuy bëgg a dégg ci yow waaye nag ñu nit duñu wax luñ xamul parce que tam yàlla dogal na dañoo nekk ci ay structure yoo xamante ni gouvernement jox nañu cër goo xamante ni bala muy def yenn yi danañu yëgal te ñu nit ci le même instant danañu ko yónnee ñun ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ci structure yooyu parce que noonu lay doxee loolu moom mooy suñu collaboration ak gouvernement yi et par ailleurs ma profito ci annoncé sax ni déjà am na benn plateforme boo xamante ni sur l'immigration parti social yi liggéey nañ ci plateforme bi man mi ngi sama bureau ma teg sama kaw bureau stampare naa ko àjjuma bii laa ko stampare teg ko semaine bii la plateforme boobu war a dem ci parti social yi yëpp mu war a dem ci ministère yi donc cela veut dire que même ñun ci plateforme boobu ñu def plateforme bi dañ ci wax carrément situation irrégulière bi nga xamante ni am na tey ma wax la campagne io ak kool go bi sànq maa ngi liir ñu ngi wax ni am na benn sentence bu génn wax ni richiedenti asilo yi ñoom duñu clandestin mais duñu ay clandestin waaw moo tax ma def ci sama publier ci sama Facebook que ni maintenant comme duñu clandestin ça veut dire que dañu nekk en situation irrégulière parce que tam ñu ngi liggéey fay ay taxes te amuñu permesso di soggiorno bu leen permettre pour que ñu renouveler ko à temps ak ay conditions yu ñu ko war a renouveler parce que toujours ñu ngi koy lëkkale ak commission parere commission bi donc il faudrait benn sanatoria pour mën a régulariser seen situation léegi ki nga xam ni ma ngay daw Espagne di ñëw parce que dégg na ma Samba wax bu ñëwee fii lu mu fiy fekk daf fiy fekk loo xamante ni kenn xamagul ci ban tànk lañ ciy taxawee donc nit ñi nañu am raison garder tuuti parce que Pape du la wax lu la neex parce que Pape soxlawul nga jox ko 1 franc dóorkat yi nag bari nañu def ndànk gaa yi fi nekk di dóor bari nañu maanaam Pape Makhtar foofu sax laa bëgg a dellu si xam nga dugalal nit taxul nit am déedéet dernière fois arnaque boobu laa doon gis même ay sénégalais dañ ko doon def seen mbokki sénégalais tey jii dafa mel ni nga dem ci site ministère de l'intérieur registré wu ubbi am sa password ak sa user dem def sa demande flux ministère daf lay tontu jox la reçu-voûte mu ne la déposer naa la déposer la taxul nga am parce que critères yi laaj mënoo ko répondre da ngay gis ku dugal par exemple ay 4-5 fois benn nit dugalal ko ay nit laaj leen xaalis ñooñu ñëpp dañuy refuser seen demande te ñoom pourtant dañ lay wax ni la waa ji ku wóor la ndax dugalal na ma ba ma jot sama reçu-voûte loolu
këyit la buñ lay jox nii rek. le lendemain mën nañ ko refuser. donc il faut ñu am retenu toog xaar déglu association yi parce que tam yaakaar naa ni association yi war nañ ci jouer rôle bu am solo. association yi ñoo war a nekk ci ay waxtaan ñi lancé maanaam cri d'alarme yi woote réunion man dama gëm ni jamono ji dëkk bu nekk say président war nañu woote ni leen nit ñi kat ñun kat am nañu yaakaar te loolu moo am ñi ngi am yaakaar mais yaakaar boobu nag yaakaar taxul mu nekk loo xam ni dafa matérialiser ni nit ñi kat waaj leen ñi amagul passeport nañu daw dem defari passeport parce que pour le moment loolu rek moo am solo fexe ba ku ñuy dugalal nga yor sa passeport ndax boo yorul sa passeport mënuloo dugal vraiment ndax passeport moom amul lenn lu ñuy laaj clandestin bi lu dul passeport léegi-léeg nag ñu laaj la ay preuve nangam pour le moment ndax preuve jamono yi ñu ko daan laaj mooy jamono yi nga xam ni moom lañ fi njëkk a maye ni par exemple peut-être xëy na loolu mën nañ ko def ni par exemple waxtu bi ñuy voté projet de loi bi à partir de tel il faut nga démontrer bu dee ci biir dëkk bi la parce que dañu xamagul ban mécanisme la bu dee flux sanatoria flux boobu da ngay dellu Sénégal ñëwaat mais bu dee sanatoria bi ci biir dëkk bi en général dañuy laaj ay preuves yuy démontrer ni bi ñuy voté projet de loi bi ci dëkk bi la fekk donc yooyu la ñu mën a wax waaye amul kenn ku la mën a wax ndax gën ngaa tuuti parcours bi dana def ñaari weer dinañ ko programmer dinañ programmer maanaam ministère conseil des ministres ñu ratifier ko buñ ko ratifier yóbbu ko Sénat voté ko ñu yóbbu ko caméra voté ko defe naa ñu doog ko yóbbu dellowaat ko conseil des ministres buñ ko jëlee conseil des ministres yóbbul ko président de la république mu promulguer ko mu doog a nekk loi kon bu ñu bëggee taxaw ni mars bii la wala février yàlla de mën na def ay miracle waaye nag du nekk lu yomb te yaakaar naa ni gars yi am nañ yeneen priorité jamono ji ndax jamono ji crise économique bi fi nekk ak crise sanitaire bi moom moo nar a nekk sunu deuxième point ci ordre du jour bi yaakaar naa ni gars yi amuñu fi lu ñuy daw ba war a voté fi benn loi boo xam ni boo xam ni daanaka dañ koy def daanaka parce que bu bëggee jaar ci 30 jours mooy daanaka loi bi du taxaw fenn te it dañ koy def lejje marathon pour mu mën a jàll xam nga yooyu pour ñu def ko il faut que day dem dugaat fii bu ñuy modifier dara ñu war mu nekk ay programmation yoo xam ni dañuy fixer date yi déjà mais boo leen xoolee fii ak mars man gisuma ñu voté fii sénatoria gisuguma mais sëñ Pape ñun dañuy fàtte ni on est gouverné par 2 structures politiques ñoo xamante ni il n'est pas dit que ñoo bokk gis-gis ci immigration dañuy fàtte ni au niveau du Sénat au niveau du Parlement yëpp dafa am ay nu mu tuddati sax opposant dañuy fàtte ni bu demee caméra war a dem Sénat wala mu jóge Sénat war a dem delluwaat caméra vice versa virgule buñ ko ci changé dañ koy delloowaat voté ji waat mais Italie instant bii nii li nga wax rek jamono bii ñu toll ñun loolu li ñu war a def suñu wareef ñun fi ñu ci toll mooy ne que les présidents d'association les associations ñu war a toog maanaam de promouvoir c'est-à-dire ñun dañoo war a promouvoir loolu nga xamante ni Lamorgese wax na ko Lamorgese wax na yéeneem ne bu doon sama sago ñu maye këyit peut-être moom mooy régler cette situation irrégulière ñun lanu waroon mooy à travers les associations ñu créer ay waxtaan wax suñuy ñooñ ne leen lii de ministre bi wax na ko léegi nag ñun ci suñu biir am nañu ay xale yoo xam ni vraiment ñu ngi fii te it nañu jël suñuy matuwaay bu ko defee dara duñu bett ndax ñun saa su ne ñun dañuy bàyyi ba jaan ci romb rek ñuy dóor ci watat gi lu ne rek ñoo ci mujjee dal moo tax lépp dañuy bett ndax passeport boobu ñuy wax lu nu war a discuter la parce que je pense que même les autorités consulaires wala diplomatiques yi fi nekk amoon nañu ay problème pour jox passeport xale yi jaar ci gaal gi
déjà xam nga ñu bari amaguñu carte d'identité. ñu bari amuñu ko donc xam nga ñun am nañu déjà benn problème boo xamante ni ci suñu biir war nañ koo lijjanti à monter avant ñuy egg ci tubaab bi dana nu may wala du nu may. mais kooku c'est à discuter au niveau des associations parce que les présidents d'association dañuy dem di def seeni réunion ak le consul ou bien l'ambassadeur et cetera donc loolu benn plateforme la boo xamante ni ñoom war nañoo def réunion à la sortie de cette réunion war nañu mën a dem teg ci taabalu ambassadeur bi wala teg ci taabalu consul bi ne ko sénégalais yi vraiment li ñu bëgg mooy ngeen dimbali ñu jàppale ñu vu que Italie tàllal na benn loxo génnee lii wax na lii ñun dañoo bëgg waaj balaa ñuy àgg ci loolu. ngeen dimbali ñu xale yi ngeen defaral leen passeport pour que ñu régulier. parce que tam xale yooyu ñuy wax ay duñ leen defal passeport nangam bu ci kenn defee naka sudul noonu askan wi yëpp la ñuy tudd kon donc ñun à notre niveau li tubaab di wax charité bien ordonnée commence par soi-même à notre niveau war nañu commencer di discuter loolu di ci waxtaan pour que suñu autorités yi mën a teel a préparer wu tamit ci loolu. dëgg la 98 bi ñuy demander ay preuves ak ay waa ay sauf conduite ak ay kenn xamul mais Rome dafa daan fees del ba mujj gi policier tubaab yi sax ñoom ñoo fa doon ñëw. bi ñuy demandé carte consulaire date anticipée yeeg yooyu. pourtant dañ ñu ko defaraloon période boobu. parce que waaw mais nag période boobu on avait une personne extraordinaire yàlla na yàlla yokk ay leeram. waaw loolu dëgg la. Mamballa parce que il a pris ses responsabilités personnelles. effectivement xam nga léeg-léeg dafay am ay directives yu ñu lay jox. waaye nag. nit ki dëgg-dëgg day am foo am bu fa tolloo moom mooy jël ay responsabilité moom ndeysaan ñëw maa ngi fàttaliku ndeysaan réunion bi mu def Pisa ci la wax ni man sama bureau tëjuma ko képp ku bëgg lu jub dama la ciy taxawal waaye nag lu dëng du ma ko tax vraiment am na ci sax gis ngeen li ko ci topp yépp waaye lu baax rek la ci jubloon te it nag lu baax loolu am na ko mais vieux dama la bëgg a jox benn nouvelle. xaw ma ndax yëg nga ko waa Espagne raw nañ ñu de. waa Espagne. lu ma jaaxal. ndax le 2 bii passé. ba le 7. yaakaaroon naa ni yëg nga ko. dañu Espagne ak Sénégal dañu amoon table technique boo xam ni dañ doon discuter ci wàllu sécurité sociale. signé nañu benn convention. ba wàllu retraite yi def nañ ci pas bu am solo. mu amoon maanaam waa délégation bu jóge Sénégal ànd ak direction des Sénégalais de l'extérieur. mais DST boobu. c'est technique wala c'est politique Pape. c'est politique. waaw mais léegi est-ce que DST war na mën a toog ci table de loolu daal j'aimerais bien avoir. waa Espagne yi buñ ma ci mënee gindi ndax le 2 ba le 7 février deuxième round négociation convention sécurité sociale entre royaume bu Espagne ak Sénégal vraiment tëj nañu maanaam liggéey technique bi yëpp bouclé nañ ko actuellement léegi li ci des mooy def naa presque signature yi léegi nag délégation interministérielle bi ñëwoon nañu DGTSS def naa Karim Cissé ak maanaam autorité IPRES ak caisse de sécurité sociale ambassadeur Mariane Sy moo présidé woon rencontre yi mais man ba léegi déggaguma ñu ne par exemple représentant ci délégation ñu lim ci représentation des Sénégalais de l'Espagne waaw mais nag ñun lan la ñuy signéel sëñ bi xam nga man d'une part damay wax ni loolu xëy na benn jéego la parce que xëy na xamuñu kan moo représenté Sénégalais yi parce que yàgg naa wax fii Sénégal suñu autorités yi dañuy divertir ci ay commission mixte man gëwuma commission mixte xam nga lu tax parce que bu fekkente ni da nga bëgg a créer une commission mixte
cette commission là mënul nekk jamais de la vie ñu toog sur table mënul nekk parce que commission mixte mënul yam fii rek en Europe parce que Pape Demba mën na liggéey Côte d'Ivoire fay fa ay taxes jóge Côte d'Ivoire jaar Brésil jóge Brésil soog a jaar fii mais Pape Demba boo bëgg a créer cette commission mixte il faut que nga mettre en compte même la diaspora africaine donc cette commission man gëwuma ko yàgg naa ko wax fii mës nañ fi def benn émission ak honorable Nango muy reprocher la commission mixte ma ne ko man gëwuma loolu man li ma gëm mooy ñi nekk Italie que le Sénégal jóg ñëw taxaw ñëw discuter pour ñu nekk Italie ñi nekk Espagne Sénégal jóg ñëw discuter pour ñu nekk Espagne léegi nag yow la en tant que sénégalais loi italienne may na la bu fekkente ni da nga dem Espagne nga liggéey fa nga demander cumulo di comment ça contributi yi ñu indil la ko fii patronat yi mën nañ la ko demander Espagne ñëw verser la ko fii ki nga nekk donc man gëwuma cette commission mixte là man li ma gëm mooy Sénégal dañu war a déplacer wu ñu créer benn structure boo xamante ni à travers sunu syndicat yi nekk foofu le gouvernement ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk kiiwu Sénégal de l'extérieur et cetera ñu ñëw fii ñu toog ñu waxtaan ñun ci suñu biir ba pare bu ñu waxtaanee nag ñu yab leen voilà ñu yab leen bu ko defee ñoom danañu yore ay éléments ak ay instruments nécessaires yoo xamante ni utile pour que ñu mën a jaamarloo ak ñooñu avec notre présence nag parce que tam man doo ma signé lu ma xamul de boo ma signé loo ma xamul rajo yeeg télé yi danañ ma dégg parce que nag ba ma koy liggéey tàgguma la ba ma koy liggéey c'est la même chose surtout secrétariat bi demoon Sénégal ba léegi xamuñu lu mu fa def voilà donc c'est-à-dire il faut que ñu génn ci benn dynamique tubaab yi ñoo ñu gën a soxla tubaab yi ils ont besoin d'une main d'œuvre tubaab yi ils ont besoin aussi am présence au niveau de l'Afrique surtout Sénégal jamono bi ñuy wax am na échange yoo xamante ni dañ ko dépassé dafa démodé échange yooyu bu njëkk yow africain bi yow yaa daan soxla say doom génn mais tey ji yow africain bi boo gëmee sa bopp soxlaatuloo loolu man loolu laa gëm moo tax bi ma gisee les Ivoiriens ils ont signé benn traité ak italiens yi non dama c'est caduti dal basso davvero parce que c'est normal de mais sëñ Pape ci 3 points nga signé loo c'est normal contre le terrorisme mais terrorisme tubaab yi ñoo ñu gën a ragal terrorisme mais pourquoi may jël ay accord man di ko lié ak sama doom yi nekk à l'extérieur sur le terrorisme pourquoi may jël ay accord di signer rapatriement boo xamante ni est-ce que ki fi signer rapatriement bi xam na ni moom naka la ñuy rapatrier doomam est-ce que xam na ko ci yan moyen la ñuy rapatrier doomam est-ce que xam na ni moyens yi ñuy rapatrier doomam moom mooy moyens yi nga xamante ni yeneen doomam yi ñu ngi renouveler seen séjour di fay xaalis boo xamante ni dafa waroon dellu ci ñoom ci intégration par contre ñu ngi jël xaalis boobu di ko yóbbu ci rapatriement est-ce que kooku xam na loolu donc il faut que ñuy am raison garder tuuti man je pense que ces Ivoiriens là bi fekkee bi ñuy signé ji affaire boobu ils n'ont pas pensé à beaucoup de choses xamuñu nag lu nekk mais bul ne ces Ivoiriens waaw yow xam nga li xew Ouattara maanaam il est au solde c'est le préfet maanaam daanaka moom day signé loo xam ni moom kenn mënu su ko wax ndax bu taxawee ni CFA mooy monnaie bi gën a valable ñu toogaat ñetti weer mu ne ECO mi ngi ñëw il se contredit comme xam nga bu waxee day soppeeku kenn mënut a wax lépp nañu noppi rek kilifa jàmbur la waaye moom defe naa ni li Côte d'Ivoire signé moom rek moo ko ñeme signé Afrique kenn ñeme ko signé man de accord signé keneen du ko signé en tout cas accord boobu moom tiital na ma te it man li may wax rek wax dëgg yàlla accord yooyu man mii ñaan naa yàlla dellu sama dëkk pour jariñ sama dëkk ci li ma xam-xam bi ma yàlla may ci li may def waaw donc ñaanuma yàlla nag nit di ma signé loo xamante ni xaw ma ko ma ko signé it danaa taxaw wax ko parce que tam kenn moomu ma ganaaru kenn nenu ma
danaa taxaw wax ko télé bu ma taxaw dinaa ko wax rajo bu ma taxaw danaa ko waxit danaa porter sama bandiera ci parce que ñàkk a wekk say doom la daal ñàkk a wekk ay nit waxuñu sax say doom mais quand même ñàkk a wekk parce que ñun on est des citoyens quand même ay citoyens sénégalais lañu ñun lu nu am fii Sénégal lañ koy yóbbu lu nu am Sénégal lañ ko yéene te dañuy contribuer par rapport au PIB sénégalais di contribuer fii ñu nekk mais sëñ bi mënoo ma nier ma cittadinanza fële Sénégal bëgguma ko nier fii man sama épanouissement mënuma ko am Sénégal ay coono laa fay am mënuma fa investir ba am fa jàmm parce que ñeneen nga gën a privilégié que man mii mais nga retourner bëgg ma compliquer ma situation là où man j'ai des problèmes même pour investir au Sénégal pour naka laay waajalee samay doom mais ñun ñii kenn ku ci nekk ci ñun ñaanuñu yàlla say doom màggatee fii wala mu dugg ci fabrique yi di fi opéra yi dëkk ba bu amoon nu mu mel ak am mécanisme ak taxawaay boo xamante ni war na ko am ñun ñëpp kenn ku ci nekk di nga créer loo xamante ni vraiment di nga waaj pour dem mais loolu dafay am lu koy conditionné dafay am lu koy conditionné l'ambassade du d'Italie boobu nekk Sénégal bépp doomu italien bu feebar sur le plan social soxla taxawaay dañuy taal seen oto jóg dem seeti ko dañuy taal seen oto bu laajee xaalis dañ koy yëkkati def ko ci ñoom xam naa dafa mel ni yaa ngi dugg sax ci ñaareelu tomb bi waaw ndax li ñuy wax mooy indi wax yaa ngi wax ma mais mel na ni yaa ngi direeku ci ñaareelu tomb bi ndax tey ci ñaareelu tomb bi ñu bëggoon waxtaanee mooy xew-xew bi nga xam ni moo lëmbee àdduna bi yëpp mu di xeetu virus bu bees boobu génn fële ci Chine ñu tuddee ko coronavirus ba léegi rek dafay duggaat ci thème diaspora bi dama lay joxaat kàddu gi ñu seetlu fan yi ndeysaan ba tey rek Chine defaat na beneen communiqué envoyé ko OMS xamal leen ni leen virus bi ëpp na leen loxo loolu nag il faut ñu waxtaan ci ndax li ñuy wax du ay fake news nit da ngay dem nga dem dugg ci site OMS da nga fi gis actuellement li commencé xew da nekkul nag mbirum caaxaan ndax SARS ba ñu jaaxle woon nga xam ni moo indi woon crise économique bi daanaka 300 personnes la jotoon a faat virus bi déjà rek mi ngi ci 900 et quelques te xamaguñu exactement parce que dafa bari lu Chine waxul ci feebar boobu ndax dafa bari lu ñu nëbb pour bañoon a xam nga rek maanaam léegi adduna bi ku ci nekk da ngay am say mbootu bopp yooyu tee xew-xew bi am ñëpp commencé jël ndeysaan suñu dëkk ñu am fa ay étudiants président bi def erreur de communication bu yéeme ndax suñu président moom loolu mooy nattoom buy wax amul ñu koy conseiller saa yu wax rek moom lu ko neex lay wax ni carrément mënul dem jëli leen xam nga wax jooju dafa doon wax ju diis a dégg mu mel ni tey jii ñun Sénégal loolu wax jooju xëy na du ma blâmer du ma dugg sax ci xóotuwaayu wax ji waaye wax ji ci boppam laay jéem a tas ndax dafay wane ni ñun diaspora bi nous comptons peu pour le Sénégal nous représentons beaucoup mais nous comptons peu pour le Sénégal ndax tey jii bu demee ba nga xam ni sunu président taxaw war a défendre li nga xam ni moo di sénégalais fu mu mënti nekk mu leen di xamal ni leen sénégalais fee ñu nekk du ma risqué di fa dem donte wax ji mu ne sonn na ko gën a jubbanti ba nit ñi comprendre mais dafa ni carrément ñun amuñu moyen pour jëli leen wax jooju nekk wax joo xam ni ñun ñu nekk ci diaspora bi lu mat a jàngataat la ndax at mu jot da ngay gis sénégalais bu faatu communiqué ngay dégg wala sénégalais nekk ci difficulté sénégalais yi nekk fi ñooy dajale maanaam bu sénégalais faatoo ñun sénégalais yi ñooy dajale yóbbu bu sénégalais waree dem procès fii ñun ñooy dajale suñu xaalis wutal leen avocat la preuve ñu doon waxal dimanche bi passé ñeenti nit yi juróomi nit yooyu nga xam ne actuellement ñi ngi ci yoon ba léegi ñun fii amagul lenn lu état bi def loo xam ni lu ñu taxaw la woo ñu sax à part ministre Lamine Cissé ndeysaan que je salue beaucoup
il nous a appelé depuis Milan pour se sincériser des événements laaj lu xew mais amul lu ñu état di soutenir ci taxawaay maanaam jël suñu xaalis tey jii mooy signature convention yooyu ñuy wax convention aide au développement lañ leen di jox da ngay ñëw signé ñu jox la 15 milliards wala 50 milliards nga jël yóbbu dem lekk sa xaalis signeel sénégalais ni indi leen moom lañ def Amérique moom lañ def Allemagne dëkk yu bari moom lañ def Italie moo des parce que Italie ñi ngi léewtoo ñemewuñ ko def ñun ñi ngi taxaw di xool est-ce que yaakaaroo ni ñun diaspora bi war nañ jóg taxawaat amaat beneen taxawaay sëñ Pape waaw sëñ Pape dañuy mettitlu vraiment virus bi nga xamante ni mi ngi lëmbe dëkk bi wax dëgg yàlla déparé depuis Chine man maa ngi ci doon gëstu sax tuuti mais du virus bu bees nit ñi dañuy yaakaar ni xëy na lu bees la waaye ay at a ngi nii virus boobu mi ngi fa mais xam nga virus dafay am évolution donc par la suite ils se sont rendu compte que ni il est temps que vraiment lii ñu yaatal ko àdduna bi yëpp yëg ko parce que mi ngi def ay ravage te it évolution bi gaaw na bon maintenant sunu sénégalais yi mbokku sénégalais yi nga xamante ni vraiment ñu ngi nekk en Chine je pense que ni ko dëkk yëpp defee ñun Sénégal waroon nañu am benn taxawaay dem récupérer ji sunu ay doom parce que dañoo demoon uti xam-xam ñenn ñi dañoo demoon koom yóbbu leen te lu ñu amit ci xam-xam wala ci koom ak lu mënti demee seen réew lañ koy indiwaat ña cay am xam-xamit bu ñu ñëwoon tey jii kan lan moo ñu mën a wax ni le futur président de la République du Sénégal nekkul en Chine en quarantaine actuellement nii dara leeruñu ci yàlla rek moom moo xam kenn xamul ndax ci ñooñu ñu bàyyi foofu kooku mën naa dooni ëllëg président de la République ndax uti xam-xam moo ko yóbbu yàlla rek moom moo xam donc je pense que peut-être le problème en est que notre président def na benn déclaration que ni mënu leen jëli on n'a pas les moyens mais man je me demande période Ebola bi ñu américains yi sonalee ak Ebola nangam toog benn instant kenn déggatul Ebola bi je pense que Sénégal jëloon na ay dispositions vraiment sanitaires ci wàllu woowu te it rapport entre état et état war na mën a dem ba tollu ci yenn moyens yi bu fekkee amuloo ko dans le domaine militaire ou bien ci beneen domaine da ngay def recours ci beneen dëkk boo xamante ni sa allié la pour mu jàppale la ci leneen ak leneen donc je pense que Sénégal war nañu mën a def recours ci France ci Italie wala ci Belgique wala ci beneen dëkk pour jéem a xool ndax mënuñu leen abal benn avion équipé boo xamante ni parce que Italie sànq maa ngi seetaan téléjournal mais maa ngi gis vraiment mu des benn jeune boo xamante ni dañ ko mettroon en quarantaine mais signes yi ba léegi c'est négatif ba Dimayo mi ngi wax sax ni dinañ déployer benn avion ba ñu wane avion bu équipé boo xamante ni lépp a ngi ci pour que ñu jëli xale boobu mais imaginez l'avion buy jógee Italie di daw ba Chine mais c'est de l'argent mais tubaab bi lan la privilégié foofu mi privilégié bakkanu nit ki donc aspect citizen boobu nga xamante ni américains yi dañ koy def américain bu dee ginnaaw raay suba américains yi ñëw taxaw foofu ginnaaw raay boo fa laalee benn américain suba ngay xool li xew Kaolack waaw ambassadeur bi dafa déplacé wu ñu woowaa FBI ñu ñëw maanaam commencé diligenter enquête bi mais loolu mooy aspect citizen bi loolu mooy aspect citoyenneté bi c'est-à-dire il faut que malheureusement sunu dëkk yi dañu tolloogul ci amaguñu niveau boobu maanaam jiital l'aspect humain nit ki balaa dara nit ki balaa statut c'est-à-dire du mbum mi mais nit ki ngay njëkk a sàmm parce que kooku nit ki la mu la mën a amal njariñ la mu mën a amal njariñ réewam la mu mën a amal njariñ njabootam mais nga sàmm nit ki ba pare parce que nit ki rek kooku mën na jur une génération alors donc ñoom américains yi man foofu laa leen nawe par rapport ak yeneen dëkk yi seen doom boole ci européens yi
waaw même européens yi parce que da ngay xool Italie 57 personnes yi mu njëkk a dem déployer leen ñu jëli avion bi indi leen xam na ni am na ñu fa des mais dana demaat encore jëli leen parce que ñooñu dañ leen mettroon sotto osservazione pour ñu xool ba xam ndax day am développement nangam ak nangam mais gis nañ ni il est temps que pour ñu dem jëli leen il déploie benn avion entier pour benn nit mais sëñ bi déployer avion entier ku ne xam na ni avion bu excès fa muy gaare da koy fay temps ba mu fay def yëpp da koy fay ak la jaww ji muy naaw di dem mais du ndox lay def du air lay daw loolu yëpp ay dépense la mais quand même dafa am ay li ñu naan événement particulier non eventi particolari yi loolu yooyu man je ne pense pas que suñu gouvernement yi mënuñu am ay fonds yoo xamante ni pour eventi particulari yi tey jii bu Sénégal bu jékki-jékki woon taw mbënn ma sonal waa Gueule Tapée ba kenn mënta génn kenn mënta dugg je pense que dinañ déployer ay fonds bu boobaa parce que dañu war a am ay fonds yuy prévoir yooyu parce que événement naturel daf mën na am saa su ne du yow yaa koy sàkku du man du keneen loolu mën na ñëw tremblement de terre mën na ñëw bu ñëwee il faut que ñu déployer ay fonds pour jéem a dimbali ña nga xamante ni ci ñooñu la dal mais bu fekkee gouvernement dafay toog parce que sóoraale wu ma woon lii mais y a un problème alors y a un problème vraiment bu fekkente ni budget yi dañ koy voter rek pour que sanitaire santé école ba lii pour leneen ak lii pour sport nangam ak nangam mais te jël championnat yi jëlal koppar yooyu nga dem ñu déployer ces jeunes là ñu ñibbi te jël championnat bi bu dee amuñu xaalis te jël championnat bi la ñu déployer woon pour le budget yaakaar naa loolu boo ko tegoon Sénégal nga toog waxtaan ak sénégalais yi nga ne leen ñun kat amuñu xaalis waaye xam nañ ni lii la ñu mën a def laal ci fii nii laal fii laal fee pour mën a dajale xaalis boobu defal téléthon Massamba ak Mademba dana génne xaalisam def ci parce que suñu solidarité war na dépasser loolu mais bu fekkee ki ñu jiite moom moo def une certaine déclaration vraiment ñun sénégalais yi ñun on se demande dans quel pays on est dëgg-dëgg on se demande dans quel pays on est là où fa nga yaakaar recours pour dem ku la war a defal kooku ne la man duma la defal parce que awma solution bi parce que wax ji mooy loolu man duma dem fay jëli kenn j'ai pas les solutions ba pare yóbbu benn avion entier mu dem jëli benn prix en Corée loolu laa bëggoon a dellu siwaat dem jëli benn taal avion et puis Sangomar sëñ Pape Sangomar kan moo ko moom sénégalais yi alors sénégalais ba nekk Chine nekk en danger waruñu ko mën a jëli ak Sangomar prix ba ñuy jëli en Corée prix boobu moom moo gën sénégalais bi ñuy jëli en Chine donc mooy affaire boo xamante ni lu ñuy déployer la affaire boo xamante ni lu ñu metti la nga nekk ci diaspora bi nga bañ a nekk ci diaspora bi loolu ku ko waxul vraiment doo nit ku ko waxul doo nit kooku nag man samay kàddu la man damay jël samay responsabilité samay kàddu la loolu ku ko waxul doo nit que ni Sénégal taxaw na nee na mënul jëli ay doomam en Chine ku ko naqarluwul vraiment doo nit te dëkk yëpp a ngi daw di jëli seeni doom parce que Sénégal googu am na ay chinois yu fa nekk te leer na ma ni chinois yi boo moytul ñu ngi jaabante ci vol yi di def escale di dem ak a ñëw di dugg biir Sénégal te contrôle ba ca war sax boo moytul kenn def ko mais man bi may jógee Sénégal il y a 10 jours 2 semaines plus ou moins mais man gisuma contrôle boobu j'ai pas vu ça gisuma ko alors de quel moyen on nous parle man gisuma ces moyens là donc il faudrait que vraiment ñu adapté wu par rapport à la situation yi nga xamante ni moom moo xew dans l'international il faut que ñu adapté wu ci loolu parce que adduna bi toll na ci mobilité boo xamante ni nit ñi ñu ngi jaabante nit ñi ñu ngi wër et il paraît man duma un agent sanitaire sama xam-xam màccut ci loolu dëgg waaye nag information yi nga xamante ni ñu ngi koy gëstu di ko lire di xool gis nañ ni c'est pas un virus boo xamante ni day dal nit ki tey nga gis ko tey waaw incubation bi dégg naa 14 jours la voilà
mais nit mën na dugg Sénégal ñu palpé ko xool ni nangam mu dugg te virus bi jàpp na ko te kenn du ko xam. Donc man je pense que vraiment il faudrait que le ministère des Affaires étrangères war na mën a jël ay mesures am war na mën a jël ay matuwaayam. mais je pense que bu kilifaam waxee ne est-ce que moom amati nay matuwaay. loolu nag moom ma ciy xaw a jaaxal. dëgg la li ma ci mën a wax rek ci fii ñu ci toll nii man de bu ma amoon dëgg moyens yi man mën naa dama koy jëli man mu amoon moyens yi dama koy jëli waaye la ma ko mën a dénk rek mooy fa mu tëju bu mu fa génn parce que virus bi il paraît dafay attaquer air bi ngay nooyi sëqët seeg ak yooyu yëpp donc nañu tëju fa ñu nekk gis naa benn sénégalais nag mu génn ci mbedd mi di vidéo di filmer di kii c'est bien pour wane ni ñoom ñu ngi ci jafe-jafe waaye delluwaat ci dëkkuwaay yi nekk fa et puis signaler aussi seen situation même bu dul signaler nañ ko Sénégal yëg nañ ko jàppale wuñ leen ci loolu nañ ko signaler yeneen autorité bu ñu mënee dugg sax Europe ñu dugg Europe parce que Italie am na yeneen dëkk sax ñoo xamante ni yeneen habitants yoo xam ni moo leen indaale bi ñuy ñëw waaw je sais pas nag ndax am nañu possibilité ñu indaale leen fii mettre leen sous observation pour xool leen et tout ba ci kanam ñu soog leen ñu bàyyi ñu dem Sénégal mais quand même suñu gouvernement war na def benn jéego ci mbir moomu daal yaakaar naa ne daal loolu noonu ñu ko tëralee noonu bañ a jëli seen i doom teguñu ko fenn te loolu du cëru gouvernement gouverner c'est préserver gouverner c'est aussi nga prévoir voilà doo bàyyi nag ba ñu dee foofu ngay xaar sénégalais yi dajale seen xaalis aussi pour indi leen wala ngay yónni Sangomar pour mu dem jëli leen indi moom xalaatuma ko ndax yaakaar naa ni kaaw épidémie yooyu bu amee ku lay jox nu la aws nga génne koor moom du am ndax actuellement boo leen xoolee fii la ñu isolé virus bi mais actuellement ba léegi trouvé guñu vaccin yi ils ont dit que ni élaboré nañ vaccin élaboré ak trouvé bokkul boo élaboré vaccin da nga koy provaré xam nga essayer ko xool au minimum il te faut 3 à 4 mois pour vaccin bi nekk en circulation entre élaboration bi test yi ak nga am agrément bi pour mën a produire vaccin yi loolu nekk loo xam ni lu yéeme la waaye it dafay jaadu ñun ñi nekk ci dëkk yi donte jarul def alarmisme waaye nag ñu waxtaan ci ay précaution ndax nag lakkale balaa xoddeeku xamul ni ko olof di waxee xew-xew boo xam ni maanaam dafa nekk lu yéeme dafay jaadu léeg-léeg ci yenn mesure de précaution yi li tax nag man ma koy wax du pour alarmer wala dara mais c'est juste pour prévenir ndax dañuy wax ni par exemple bari na virus bi ci nu muy propagé woo it ci yenn xeetu lekk yi ñun ñëpp xam nañ ni daanaka lu ci ëpp léegi daanaka chinois yi ñu dominer monde bi ci wàllu alimentaire tey ji xeetu crustacés yi même ñun fii Europe daanaka boo leen xoolee jën yi ñuy lekk lu bari daanaka même buñ ko nappee Afrique lu ci bari day jaar Chine ñu traité waat ko mu doog a ñëw fii moo xam crustacé la moo xam lu mu mënti doon lu ci mënti am comme ñoom sayer ak xeetu jóobee ni ñoom Ablaye mëne su koo ñàkk bañ a def au moins bu ñu xool togg ko ba mu ñor ndax loolu bokk na ci liy musal nit ci yenn jàngoro yi bu jàngoro nekkee ci dara maanaam nga boo ko toggee ba mu ñor léeg-léeg am na yenn degré yi par exemple virus yi duñ ci survivre beneen bi aussi ñuy bàyyi xel ci lieu public yi maanaam di raxas suñuy loxo ndax raxasu dafa nekk loo xam ni maanaam buñ koy xeeb gis nga autostrade yi baño yi bokk na ci li nga xam ni autostrade yi traîneau yi maanaam xeetu fi ñuy jàpp ci loxo yi pour yéeg bokk na ci li nga xam ni mooy transporter bactéries ci adduna bi ndax train yi yéen gis ngeen train yi ci dëkk bi waxuma ko pour alarmer
mais dafa nekk ay alerte yu may joxe yoo xam ni dañ ciy jar ñuy bàyyi xel ndax train yi par exemple da ngay gis ay milliers de personnes ñoo ciy voyager par jour boo ñëwee nit day soj mun naa tisolité loxoom te manilya bi yéeg dem yow nga ñëwaat def même chose boo ñëwee sa kër ñu ne la acca nañu lekk rek nga maasu sayer gi wala sa ñablaay yor loxoom dugg ci biir wala raxasu boo xam ni maanaam dindiwul bactéries yi nekk ci loxoom yëpp day waxuma la sax loolu mais mën naa yóbbu leneen ci biir donc cet ak cet dafa bokk ci doomu aadama loo xam ni daf koy aar ci lu bari maanaam ñu éviter yenn xeetu xëy na nag man duma expert ci loolu ba mënu ci wax maanaam ku ci def ay recherche daal di nga ci dégg éviter maanaam fake news yi ñuy wane ay nit di tëdd di say daanaka lu ci bari ay fake news la bokkul ndax it léeg-léeg buy xewee lu ci bari dañuy exagérer ci ay nouvelles waaye daal lieu public yi autostrade yi maanaam douche yeeg yooyu xeet yi nga xam ni maanaam mbooloo mi dañ fay jaar dafay jar di aar sa bopp ba boo fa rombee lépp luy matuwaay nga mun ko def incha allah sëñ Pape ma joxaat la kàddu gi. waaw sëñ Pape moom li nga wax rek moom prévention rek ndax ñun dañuy nekk ci mbooloo yi budul sax coronavirus bi ñuy waxtaanee nii waaye booy xool ñun suñu askan sénégalais yi ñu ci bari bu ñu demee hôpital dañ leen di wax ne la da ngaa am hépatite A ñu ci bari man damay waxtaan ak ay docteur te li may wax lu ma xam la du lu may inventé hépatite A bi li koy indi alimentaire bi parfois dañuy xaw a sàgganu ci ñàkk raxasu yi ñàkk raxas bu set bi nañuy jël suñuy prévention muy daayira yi daje yi ñuy daje yooyu yëpp dafa am solo parce que tam biir moom la cay dugg du saa su ne nga koy mën a génnee de donc loolu nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax ndax da ngay xool bu ñu nekkee ci xew léegi sax daanaka xew yi ñu lu ci ëpp kuddu la ñuy utiliser ak yooyu mais parfois da ngay dem ci daayira yi mu am ziar wala mu am dara munoo jox ñëpp kuddu dina am ñoo xamante ni loxo la ñuy jël nga teg benn raxasu lu mat 50 personnes bëgg a jóg bëgg ci yor seen loxo bëgg a raxasu te kenn ku ci nekk bokkook sa morom fa nga jóge ak la nga def bi ngay ñëw kenn ku ci nekk dawal nga oto ñëw fa kenn ku ci nekk jël nga train ñëw fa donc yooyu eau de javel sax boo ko ca defee microbe ya fa nekk sax danañ muur eau de javel bi donc je pense que nañu xoolaat tamit ñun suñu biir tam yeneen yu ni mel maanaam dañ ciy profité rek à travers waxtaan wi ñuy waxtaan ci coronavirus parce que coronavirus la ñuy waxtaanee naam waaye it nañu xool di def yenn prévention yi aussi parce que tam santé du option doo dégg kenn mu ne la man damay obtenir pour ñàkk am wér-gu-yaram santé moom ku ne ñaan nga ko yàlla te it wér moom jafe na ci jamono bii ñu toll nga xamante ni xeetu lekk yi ñuy lekk xamuñu lu mu doon xamuñu fu muy jóge xamuñu ñu koy produire damay dem duggi fan yi passé taxaw ci scaphandre yi gis benn meeru tubaab taxaw lu mu jël rek mi ngi xool fu mu jóge lu mu jóg rek mi ngi xool fu mu jóge ma taxaw def ci benn njàngat ma ne ñun est-ce que ñun dinañu xool lii est-ce que ñun bu ñu demee ci supermarché yi ñun déjà ña ngay xool supermarché bu gën a yomb bañ nañ ko bañ nga naan ay Aldi moo gën a yomb ñi naan Lidl ñi naan non Eurospin moo gën a baax ay prix mais est-ce que rapport qualité prix bi nga xamante ni moom la ñu war a xool est-ce que yooyu ñu ngi koy xool est-ce que fañ koy produire ñun xam nañu ko c'est-à-dire yooyu yëpp il faut que ñu ciy bàyyi xel parce que jamono bi ñu nekk dafa tërëri te xaw a doy waar loolu rawatina nag feebar yii di ñëw nii ci alimentation lay jóge kooku moom day feebar yii di ñëw ci alimentation rek lay jóge ak guerre yi ñëw waaw danga ko ci boole da ngay wax feebar yeeg guerre yi ndax daanaka boo xoolee
tey jii coronavirus bi xeetu 3e guerre mondiale la. ndax Chine mooy doon 2e puissance mondiale. Il est à genoux. tey jii il est à genoux, son économie est à genoux. dem nañ ba nga xam ni masque sax amatuñ ko. dañuy ñaan soit ñu leb ko ñu jaayaat leen ko te ñoom ñoo ko doon defar. maanaam adduna bi yëpp ñoo ko doon produire masque. tey jii boo xoolee mu nekk lu yéeme maanaam tey jii ils sont à genoux boo demee ci dëkk yëpp condominium yi sax dañ leen tëj da ngay gis condominium boo xam ni dañ koy barricade maanaam waa condominium bi ñooy dëkk ku dëkkul ci condominium yi doo dugg maanaam ñu indil leen psychose boo xam ni daanaka seen économie ren jii mën naa ni dina laal économie mondiale ndax tey jii man presque ñun suñu catégorie secteur bi ñu nekk mu di mode ak pelle foofu rek la ñuy liggéeyee lu ci bari boo xoolee ñi grande firme yi ñu bari foofu la ñuy liggéeyee bloqué nañu seen commande yëpp nga xool ñu ne la par exemple lépp luy compagnie aérienne bloqué nañu seeni vol dematuñu foofu ñaata milliards moom la Chine di perte tey jii kon bu ñu xeeb li nga xam ni moo di xew moo raw presque 3e guerre mondiale ndax tey jii mën naa ni li mu nar a incidere ci piilu dëkk bi lu yéeme la du sax piilu dëkk bi mais pile mondial ndax tey jii bu ñu la nee tey jii Chine moo daan jënd dette publique gu États-Unis moom mooy le créancier numéro 1 ndax États-Unis daanaka seen xaalis li ñuy leble yëpp maanaam Chine moo yor xaalis boobu kon tey jii Chine nekk ay partenaire yore partenariat moom ak Europe tey jii nga xam ni par exemple lu mel ni ay Airbus dem nañ ba nga xam ni waxatuñu sax maanaam jënd bi mais dañu demoon ba nga xam ni mënatuñu leen fournir ñu dem créer foofu ay usine de montage yu nekk foofu France bokkoon ci maanaam partenaire privilégié ndax France par exemple xeetu ay TGV yooyu yëpp partenariat économique donc dafa nekk loo xam ni waxuma la nag Sénégal ndax ñun Sénégal mën naa ni li ñuy dundee yëpp Chine lay jógee kon tey jii maanaam crise bi ñëpp ko nar a yëg waaye nag yëg bi aussi dañu war a góorgóorlu ñun sénégalais yi ñu profité ci changer suñu habitude parce que bu fekkente ni xeetu lekk yooyu yëpp maanaam a bitim réew la daan jóge te ñu mën a am mboq am dugub am sunu ceeb am yenn céréales yoo xam ni tey jii mënees na koo modifier maanaam transformer dund bu seen boo xam ni feebar doo ko am ndax tey jii feebar yi nga xam ni moom la ñuy am yu ci bari ay conservant la ñuy jël produit di leen traité nekk ci ay maanaam xeetu maanaam daanaka dañu léegi robotiser ndax bari na ay substance yoo xam ni dañ koy def ci yenn xeetu lekk yu ñuy lekk ba nga xam ni dañuy dem ba nga xam ni dañ koy tàmm ba dootuñu ko mën a bàyyi loolu moo ñuy indil yenn xeetu feebar yi ba daanaka sax ñu bari moo leen di faat loolu nag day aajo bu yi jotee ñu xalaataat ci ba mën a defaraat sunu dund defaraat sunu wér-gu-yaram ba jàmm rek mën see jóg kon sëñ Pape ma delluwaat la kàddu bi. waaw sëñ Pape xam nga crise Chine bi ñu bari dañuy naataable ni yaakaar ne rek ni Chine rek lay laal mais àdduna bi yëpp lay laal àdduna bi yëpp lay laal ndax yaa ngi koy wax léegi ci pelleteria beeg yooyu export bi mais mën naa la wax dans le domaine de l'alimentation par exemple tubaab bi prosciutto bi ñu daan kii fii ñi daan produire di rey mayaale yi macello yi et cetera liñ daan produire et cetera dañ ko daan yóbbu Chine actuellement nii dañ leen di bloqué fromage parmigiano reggiano bi actuellement nii non seulement daat si sonal na leen mais crise Chine bi aussi dina leen sonal loolu dafay am ay ricadute ci liggéeykat bi parce que tey yow boo en tant que syndicaliste boo demee di waxtaan ak azienda bi ci sous contrat aziendale ngay demander ay augmentation ak nangam di taa bi dara naan il faut arrêter quand même
donc pour nga yokk yow potere d'acquisto bu liggéeykat bi ce sera très difficile ndax condition yooyu ñoom ñoo la ko permettre tout parce que y a une crise globale boo xamante ni mi ngi fi d'état bi mënatul def export donc yooyu yëpp il faut que ñu koy sóoraale ci crise bi di ñaan yàlla rek mu teel ko saafara waaw parce que li nga wax ci Chine en tant que deuxième puissance mondiale nekk puissance boo xamante ni Amérique ci boppam da ko yoreel ay bor non seulement Amérique da ko yoreel ay bor man damay wax gars yi sax ne leen non américains yi de ñoom ñoo ko def aposto ñoo ko tey ñoom créé virus bu ni mel defoon nañ ko fi Afrique ci Ebola mais virus kii bi vaccin bi am naa yaqin ni danañ ko trouver sama beneen collègue ne ma mais ñoom ay milliards lañu 900 personnes dee ci c'est insignifiant mais battute yooyu xam nga ay battute tubaab la parce que jalousie bi ñuy am ci chinois ak développement bi nga xam ne chinois yi ñu ngi koy développé ak koom bi nga xamante ni am nañu ko moom mooy déranger tuuti européens yi parfois moo tax ñoom chaque fois ñuy waa naan chinois yi dañoo bari dañoo sakkan dañoo nàngam lii il fallait mu dal leen dugg na fii génn fii donc si ay milliards yi nit bu ci 900 personnes wàññee ko du leen wàññi dara. mais problème bi du loolu mais dafa yamul foofu rek ndax 900 personnes yooyu ñaata ñoo am contamination. ñaata ci ñoom ñooy voyager à travers le monde. di yóbbu bi feneen ak feneen ak feneen. te it tëj yi ñu tëj frontières yi dafay inciter trop ci économie yeneen dëkk yi. dana laal Sénégal dana laal Europe dana laal Italie gii. nekk dana laal feneen ak feneen. donc ñun ñii di ay liggéeykat daf ñuy laal donc on n'est pas épargné par ce virus. li ci nekk nag mooy au-delà de laal bi nga xamante ni sur le plan économique dinañu laal loolu ñuy waxtaanee rek di prévention bi man damay insister toujours ci prévention bi kon nañuy xool li ñuy lekk. ñuy xool bu baax li ñuy lekk. te yii daf ñoo war a jàngal ci yu bari ñu gën a gëm suñu consommer local. waaw nañu gëm suñu consommer local mais ñun bala ñuy am lu ñu neex ñu jël le riz parfumé bu jóge feneen ak feneen bala ñoo am lu ñu neex ñu jël karité ba nga xamante ni jóge na feneen ak feneen bala ñuy am lu ñu neex ñu dem jëndee jën ci chinois ba. jën ba bañ ko nappee mu jóge Sénégal daanaka daaw la. def trajet bi mu def yëpp ba jaar Chine ba dellusiwaat fii ci ñun mujjee ci ñun. kon nañu xoolaat yooyu man ak sama moroom ak ñëpp te it dafa am ay man fan yële ci ginnaaw dama dem benn séminaire boo xamante ni dañ doon wax Mercosur maanaam Brésil dafa am benn dëkk boo xamante ni moo ëpp li muy produire ci ginaar ci àdduna bi. ginaaram yu bari moom la ñuy indi fii en Europe. te dëkk boobu ña fa nekk ñëpp a feebar. ña fa nekk ñëpp a feebar. koo ci gis biñ defee documentaire bi wane image yi wane vidéo yi et tout bi ñu paree xam nga en général après vidéo yi nit ñi dañuy applaudir tàccu. mais keroog ñëpp dañoo ni tekk mel ni dañ leen a jëm paaka ci biir. c'était tellement émouvant ba ma noppi xaw da lay tiital da nga naan man lan lay lekk. benn éleveur bu xamante ni dañ koo interview ñu ne ko yow nan nga commencé liggéey bi mu ne moom li mu commencé matul 10 ginaar mais dañ ko indil ay produits phytosanitaires yoo xamante ni da koy jox ginaar yi dañuy yokk. antibiotique sax dañ leen koy jox. di yokk bu doy waar boo xamante ni yow boo koy seetaan da nga naan non c'est pas vrai. gis nga waa ji boo ko loos maa nga néewi boo xamante ni. Pape seetaan naa documentaire bu mel noonu. ñu wane ginaar bu am 45 jours mënul taxaw. ndax masse corporelle. tànk yi antanu ko. ginaar bi mënul taxaw. produit phytosanitaire yi la dund 45 jours mënul am poids boobu. léegi yow ginaar boobu boo koy lekk da ngay dem ba. antibiotique dootu la mën a faj parce que sa yaram yëpp antibiotique lay nekk. d'accord gis nga sëñ Pape. man dama jóge ci benn société boo xamante ni dañuy defar mboq. maïs animalé la ñuy defar. bokkul ak maïs bi ñuy lekk.
gis nga maïs animalé bi jëloon nañu ñoom dañ koy conserver mën nañ ko denc ci magasin pendant 10 ans. boo ko génneewaatee ni mu meloon la mel. moom la nag yi di lekk. moom la nag yi di lekk. ci ëpp OGM lay doon. ñun bu ñuy def suñuy ziar ak suñuy nangam ak nangam nag yooyu la ñuy dem jëndi. c'est-à-dire waxtaanuñu waxtaan woo xamante ni vraiment dañuy alarmé wuñu déedéet mais nag dañuy dànkaafu nit ñi pour que nañuy xool xeetu lekk yi ñuy lekk ndax gàllankooru ci wér gi yaram yi am yi ci bari xeetu lekk yi ñoo koy indi. te xeetu lekk yooyu du ñun ñi rek ñoo am problème boobu tubaab yi tey dañoo am problème yooyu ndax gis nga macello yi. ñuy déglu di liggéey ci macello yi xam ne dina xam bu baax li may wax ndax man damay dem ci macello yi fii à Parma man maa leen di suivre. te kone bu baax. allevament yi dañu am des problèmes parce que mayaale yi niñ doon ñëwee niñ doon juddu bi dafa yéex ñu leen di jox ay produits yoo xamante ni dañuy ponkal mu rëy. camions yi dañoo am nombre de mayaale yu ñu war a def camions yi dañuy am problème léegi pour contenir ce nombre. ndax que mayaale ni muy toll ni muy gonflé. suñu raddoppiyaare woo dootuñu am espace ci biir camion bi. loolu moo indi nag crise de la viande du porc actuellement nii. loolu moo dem ba indi daaw même le certificateur bu mayaale yi di nekkoon fii à Parma di Ipico di Parma Qualità seetaan ba nga xamante ni 500.000 mayaali yoo xamante ni dañ leen a tarokaare. Ipico actuellement tëj na beneen certificateur. lan mooy tarokaare. maanaam xam nga buñ leen indee prosciutto bi Parma lañ ko war a defaree prosciutto di Parma lañ koy defaree. mais dañ koo jël defaree ko feneen ak beneen xeetu mayaale boo xamante ni xamuñu lan lañ lan vétérinaire yooyu yan vétérinaire lañu. lan lañu mënuñu ko garanti daal maanaam. mënuñu ko garanti. 500.000 mayaale. waxal Sayer mu moytu de. donc loolu dafa dem ba inspecteurs yi ak waa finance dañoo obligé. tëj Ipico dañ ko tëj indi beneen certificateur. ren jii la ñu indi certificateur bu bees. loolu déjà xam nga du ñun rek ñun ñooy souffrir loolu tubaab bi ci seen bopp ñu ngi souffrir aussi ci alimentation bi défaut d'alimentation bi am actuellement ci àdduna bi. da ngay gis borom tool am 1 hectare. su ko jiyee ba pare nangami tonne la def bu déwénee sa client ne la non damaa soxla yeneen nangami tonne mu dem uti yeneen produit def ko ci tool bi. mu am produit mu am tollin boobu. mu am tonne bu bari boobu donc affaire yi da ngay dem ba yow dootoo comprendre. man dama teg sama bët mboq bi ñu doon defar dafa am produit bu ñu ci doon def bu tudd force. c'est un produit américain force ku dem ci internet bi di nga ko gis da ngay bind produit phytosanitaire force. dina la wax force li muy def. force biñ ko defee ci magasin wis ko fa nii rek janax ya fa doon wër noonu yëpp a dee. janax ya doon taxawaal noonu. loolu yéen magasin bi ñu ko daan def fii da ngay dawal sa carrello ñëw ba ci magasin bi masque nga daan takk masque. dañu daan tere sax ñu suñu yëre bu ñu paree ñu sol ko ñibbi ñu ko daan tere te li ma lay wax nii 2008 la woon 2008. donc imaginez 2019 ndax créé wuñu fi yeneen yu gën a garaaw. waaw. donc moo tax gis nga. ndax boo xoolee Bayer industrie kii boobu allemand boobu daanaka yooyu rek lay liggéey. waaw. maa ngi xool benn documentaire nga xam ne ñu ngi ko jiraaree Sud America. ci dëkk yi ñuy defaree banaana nga xam ni daanaka banaana bi ñuy lekk fii yëpp foofu la jógee. maanaam dëkk boobu ñëpp a feebar ñoom it même chose. parce que tey jii bu ñu defaree yëf yi benn avion moom la ñuy jël mu romb kay nga xam ni population bi même fi ñu dëkk sax dafay jaar di sotti seen xeetu fertilisant yooyu daanaka moo tax parce que mooy rey parasites yeeg yooyu yëpp daanaka
moom waaye nag doomu aadama du ko fekkee ndax noonu muy reyee parasite adduna bi dafa am cycle normal bu muy dund sax yi dañu am seen wàll maanaam ku ci nekk da nga am wàll woo war a def dëgg la tey jii sax bi bu amul lu mu lekk loolu mu warul woon lekk day doon aw lor boo xam ni dafay ñëwaat ci doomu aadama mutation yooyu mooy dem ba tey jii boo xoolee daanaka xeetu coronavirus boobu noonu la parce que ay gènes la yuy dem di muter ba dem ci mala ñu lekk ko mu doog a ñëwaat nag ci doomu aadama. waaw ñoom lañ ko waxee sax nag dëgg-dëgg. dafa mel ni tey jii gars yi dañuy xeetu seer yi ñoom dañoo tiit dégguma kenn yëngatu tey jii auditeurs yi. gars yi bu ñu tiit ñoom seer ak xeet ñoom Bas Diop ak sëñ Ablaye dégguma ci kenn. gaa ñi dañuy teewlu rek. mais si waxtaan wi de am na solo lool vraiment dégg gisuma sax temps bi mel na ni fukki minute rek moo ñu desee. waaw waaye daal maanaam jar na daal soññaat gaa yi ñu xool bu baax surtout nag xeetu màggal yi nga xam ni dañuy jënd quantité toujours dañuy soxla lu yomb gaa yi lu ñuy wax fu mu gën a yombee rek. loolu namit war nañu dépasser cadre boobu léeg-léeg di am pour seet qualité yi xool li ñuy jox askan wi certifié ko waaye yàkkamti am dépense bu nangam rek maanaam na yomb te bari rek loolu moom mun naa ñàkk donc dafay jaadu léeg-léeg ñu xool lan lañ ñuy jox ak ndax it mënees na ko jëfandikoo wala ci yan condition lañ ñu koy jox ak yooyu yëpp daal ndax nag biir moom lu ci dugg du neex a génne bokkul ak pot bu ñuy tëj boo xam ni da ngay ubbi xoolaat def ni ngay def déedéet lu xës bu dugg moom balaa moo génnaat di nga daj lu mburu dajul sa taal ba loolu moom lu mat a bàyyi xel la waaye sëñ bi bëggoon naa ñu waxtaan fàttali gaa itam xam nga ni jamono ji ñu ngi ci disoccupation agricole yi comme li ñu dese bariwul ñu jaar ci benn jaar bu gaaw rek fàttali mbokk yi disoccupation agricole ñi nekk ci secteur agriculture bi ak xëy na ISE ak yooyu yi nga xam ni moo fi nekk d'actualité balaa ñu tëj sëñ Pape ma joxaat la kàddu gi. waaw xanaa fàttali mbokk taalibe yi rek ak mbokk sénégalais yëpp fàttali leen disoccupation agricole yi moom ubbi woon nañu ko depuis le 1er janvier mu fas yéene tëj nag le 31 mars donc képp koo xamante ni yaa ngi liggéey ci agriculture nag du ki nekk ci tool yi rek foofu it dañ ciy leeral tuuti ndax am na ay sociétés yoo xamante ni dañuy appliquer contrat coopération agricole waaw coopération agricole boo fay liggéey am nga droit dugal disoccupation agricole parce que en général ñiy liggéey ci coopération agricole stagionale la ñuy nekk mën nañu nekk stagionale am contratto a chiamata di liggéey 2 à 3 fois la semaine et cetera donc yàlla mën naa dogal ñu am réquisites yi mais li ci am solo rek mooy yow boo amee doute ci man ban xeetu contrat la am parce que ñun sénégalais yi ñu ci bari duñu xool sax suñu contrat ñun li ñuy xam rek mooy man damay suudee wala man damay yëkkati lii wala man damay def lii wala man ditaabee laa nekk mais sa contrat c'est important pour nga xam sa contrat ban façon contrat la ak yan droit nga am la yoon may ci sa biir contrat donc disoccupation agricole ki nga xamante ni dafa nekk ci nag yi ki nga xamante ni dafa nekk ci allevamento maiale yi ki nga xamante ni dafa nekk ci toppatoo fas yi ki nga xamante ni mi ngi ci tool yi ki nga xamante ni mi ngi ci coopération agricole ci biir fabrique bi parce que coopération agricole ñoom ci biir fabrique bi la ñu nekk maanaam seen liggéeyu industrie la mais contrat yi ñuy appliqué coopération agricole lay nekk donc ñoom nañu jege si rek ñu expliquer leen wax leen le plus rapidement possible réquisites yi nga xamante ni moom la ñuy laaj parce que c'est vrai dañuy wax 102 giornate 102 jours ci 2 ans yi maanaam 2019 ngay laaj 102 jours yooyu léegi nag lan lay fay mooy li nga liggéey ci 2019 bi léegi 102 jours yooyu il n'est pas dit que da ngay am 51 fële
51 fii mën nga am benn jour fee sax ak 101 jours ci beneen at bi. mais luñ ci mënti doon rek boo ñu indilee busta paga yi ñun mën nañ koo xool wa ilaa nga def strato conto contributivo boo demee ci patronat yi ñu stampare la strato conto bi ñu xool giornate yi nga am dinañ la ko mën a dugalal. te ci biir disoccupazione agricole bi boo koy déposé boo amee assegni familiare mën nga ko demandé waale dañ la koy fayaale moom xeetu disoccupazione la boo xamante ni benn yoon lañ la koy fay ñu IMS day commencé fay à partir du mois de juin fin mai début juin lay commencé fay jëm ba août bu passé août nag ku jotul da ngay delluwaat nga ñëw ñu xool peut-être dina am problème parce que IMS ñi nga xamante ni fayu leen ñun daf ñu yónnee liste boobu wax ñu lan moo manqué parfois nag ñun dañuy téléphoné du ñu jot waa ji fekk dem na Sénégal bi yàgg. lu ci ëpp nag ay partite IVA ak yooyu. voilà am na ñi nga xamante ni voilà ñi nga xamante ni dañu am partita IVA am na benn fiche boo xamante ni dañ leen koy jox ñoom ñu def benn autodichiarazione déclaré ni ñoom musuñu utiliser partita IVA bi. déclaration boobu nag warul fausse parce que bu faussee non seulement danañ la teg daan te buñ la joxee xaalis danañ la ko laajaat la ay ndàmpaay teg ci. léegi déclaration boobu nag boo ko defee IMS dana la mën a fay dina xam ni kii am na partita IVA. te utiliser wu ko donc du doon problème quoi mais assegni familiari yi moom surtout c'est important parce que yi nga jëlul daaw moom lañ lay fay ci biir disoccupazione bi année boobu yëpp moo tax c'est important quoi kii beneen bi nga xamante ni aussi IMS daf koy imposer à part feuille banque bi ngay dem banque bi sa banque timbrare ko nga indi ko SR 163 bi. bu fekkee da nga yor jabar ci réew mi fii mu am codice fiscale wala nekkul ci réew mi sax yow booy def demande de disoccupazione na nga ko leeral parce que IMS day bëgg a xam ndax kii sposato non sposato wala yor na jabaram am na codice fiscale parce que day bëgg codice fiscale bi ci demande bi kooku aussi c'est important sénégalais yi am nationalité italienne te demandé woon assegno familiare pour seen njaboot yi nekk à l'extérieur aussi tey liggéey ci agriculture di def demande bi mën nañ koo demander aussi ñu fay leen ko kooku tamit c'est important aussi bon li ci des rek mooy am di nga trouver wu parfois liggéeykat boo xamante ni dafa liggéey in parte ci année bi agriculture 2 anni fa liggéey na agriculture mais ci desitu at bi mu liggéey tuuti ci industrie foofu ñun boo ñëwee dañuy xool prévalence bi fan la nekk parce que ni ñuy compter giornate in agricultura bokkul ak ni ñuy compter settimane contributive in NASPI. waaw donc différence yooyu c'est un peu technique mënuñu ko expliquer c'est un peu difficile moo tax boo ñëwee ñun dinañ xool prévalence bi fan la nekk bu ko defee ñu xool ndax disoccupazione agricole nga war a déposer wala NASPI nga war a déposer. loolu daaw dafa ma arrivé dama am ay sénégalais yoo xam ni dama leen a dugalal. mais dama gis ni liñ leen dagg ci IRPEF dafa bari. parce que dañ leen a laajoon seen passeport ñu gis ni dañoo génn lu yàgg. yow mi nekk ci catégorie bi moo tax ma ne naa la ko laaj aw laaj la bu ma la dencaloon. maanaam est-ce que par exemple ñi nekk ci secteur agricole bi li ñuy génn yàgg. dafay compter ci kii bi. non du ci compter seulement ñiy def disoccupazione agricole dafa am benn facteur bu ñuy fàtte xam nga liggéeykat Italie bon Italie laay mën a wax mënuma wax beneen dëkk mais liggéeykat Italie boo dugalee disoccupazione cela veut dire que am nga ñaari kudd. am nga obbligo def dichiarazione dei redditi. dichiarazione dei redditi waaw. voilà léegi ñoom sicuramente am nañ omission boobu parce que bu ñu defoon dichiarazione dei redditi danañ leen xayma ci taxes yi ñu fay daaw parce que xam nga stagionale en général dafay bénéficier wu sgravi fiscali yi. léegi comme am na obbligo parce que dañ koy considérer comme koo xamante ni redditoom peut-être du egg 8.000 euros. léegi nag sgravi fiscali yooyu muy gagné fine anno
état mën na gis ni kii réditom superare na 8.000 euro et amoon na obligo wu def dichiarazione dei redditi te defu ko donc pochi contributi poche tasse la doon fay. waaw parce que daanaka dina am quasi 4.000 euro yoo xam ni dañ ko koy exonéré ci voilà léegi nag bu defee disoccupazione agricole INPS tamit day def valutazione parce que comme juin juillet lañ ko koy fay dina fekk période 730 bi passé période boobu nag moom bu passé yow unico ngay mën a def xam nga mën na am conguaglio bi foofu lañ ko defee foofu moo tax mu doon dëgg sërëx ci moom ñu dagg ko IRPEF bu bari. waaw parce que dama gis daal benn waaye dagg nañ ko presque 700 et quelques euros. waaw moo tax dañ ko conguagliare ci disoccupation bi. te IRPEF lañ ko bind bon man mënuma ko expliquer parce que du ma fiscaliste donc. ma yaakaar ni xëy na parce que dañ ko laajoon passeport am pour xam ñaata jour la génn. non dañ ko conguagliare foofu et puis am na aussi beneen situation parce que bu fekkente ni yow ci biir disoccupazione bi da ngaa demandé 80 euro di Renzi. kooku xam naa dinañ ci ñëwaat parce que 80 euro yi dafa war a yokk à partir de juillet. ñëwaat ak yeneen émission. waaw foofu tam bari na ay badante yu ma woo maanaam bari na ay confusion yu ñu fa def ndax xam nga déjà coût fiscal bi mooy loolu ngay wax noonu mi ngi war a départ le 1er juillet. man am na ku ma envoyé benn audio ni ma. badante yi commencé nañ leen ko fay. déjà man leen mais badante kàppoom du maanaam datoorem du fay ay coût fiscal datoore bi contrat bi muy fay parce que ñooñu en général du ñu fay benn taxe. bu ñu deful 730 mënuñu récupérer dara même bonus Renzi bi sax. datoore bi du leen fay mu ne ma non am na ay changement nangam ak nangam parce que tam même chose la rek ak li ñu defoon ci sanatoria bi dafa am ñu commencé di joxe ay notices yoo xam ni vraiment maîtriser wuñ ko. xam naa ni loolu moom day jaar ñu def ci émission spéciale pour waxtaan ci coût fiscal bi catégorie yëpp ñi mu laal ak ci naka lay defee impact ci liggéeykat yi. waaw non yooyu fisco bi moom xam nga fake news yi da cee bari. moo tax di ci tey nii dafa am solo quoi parce que lu mel ni 80 euro yi xam nga gars yi dañu bëgg xaalis 80 euro boo leen nee 80 euro yi busta paga rek ñu ne la def ci. léegi nag intérêt yaa ngi liggéey yow nel 2019 ñu jox la 80 euro yi même bu matul 960 euro yi nga war a am année bi. nga def dichiarazione dei redditi 730 ñu laaj la ndax laajoon nga ko nga ne kii ñoom ñu xool gis ni des na ñoom it ñu laajal la ko. nga demandé waat encore 80 euro yi ci biir disoccupazione bi loolu INPS da koy récupéré ji de prima poi. donc yow ëppal nga 960 euro moo tax ñu bari bu ñu dugal disoccupazione agricole dañuy renoncer ci 80 euro yi. waaw dañuy wax rek defal ma detrazioni fiscali per lavoro dipendenti basta. comme damay def 730 bu ma demee ñoom dinañu ma xayma par rapport ak njaboot gi ma yore carico yi ma yore et cetera et cetera. ma 80 euro yi comme bonus la joxoon nañ ma ko bi may liggéey su amee lenn lu des après su ma defee 730 dinañ ma ko joxaat après foofu mu yem fa donc disoccupazione bi du ma ko ci laaj. foofu it gars yi nañ ci def attention quoi parce que gis nañ ci ay cas yu bari daal. tubaab bi jox ma da lay jox. waaye bu la xaymaa ba xam ni da nga ko war a delloo foofu lay méttee. waaw baax na xam naa ni li olof di wax rek li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li donte tey li ñu waxtaan ci wàllu ndawal moom bari na lool ndax xam naa ni tey jii moom jóween yi seen xol neexul ndax li ñu leen wax tey jii mel na sëñ Ablaye de yow dafa mel ni sëñ Ablaye nga yor tey neexalul leen xam naa ni dañuy lepp yëpp rek maanaam daxaat ko ba beneen jamono incha allah xanaa rek ma joxaat la kàddu gi kon sëñ Pape nga tàggoog gars yi. waa jërëjëf Cheikh bi jërëjëf xanaa di kontaan rek moom rajo bi moom saa su ne buñ fi ñëwee mbégte rek lañ fiy am di jéggalu bu baax nag ci kàddu yi wax dëgg yàlla ndax moom dañuy jéem rek. lu ci jub rek yàlla suñu borom la lu ci matadi rek lu ci dëng suñu ñàkk ak matadi la
di ziar mbokku taalibe yëpp di ziar vraiment auditeurs yi gis nañ ni tey wax dëgg yàlla dañ doon teewlu. xam naa ni classe Sayer gi boo demee ma ngay xool ban supermarché la war a dem suba pour nduggi pour xool xéwal yeeg yooyu. waaye li ñuy wax ni rek bon yëkkatiwuñu benn alarme. mais dañuy wax rek nañu xoolaat taxawaay yi nañu xoolaat comportement yi ak maanaam l'éducation sanitaire c'est important. parce que biir moom li cay dugg moom dafa war a doon lu sell. comportement ak set ak yooyu dafa bokk ci ñun dafa bokk ci diine sax ci boppam moo njëkk a taataan loolu ci set. donc te comme feebar yu bari dafay génn ci yu ni mel nañ ci bàyyi xel bu baax di jël suñu matuwaay. xob bi ku bala ngaa lakkale la olof di wax donc mieux vaut prévenir que guérir. moo tax ñuy joxe ay xalaat rek ci loolu mais du benn alarme nag wax dëgg yàlla boo xam ne dañ koy joxe. di tàggu ñëpp di nuyu suma mbokk waa CADES yi di leen ziar bu baax. di jox ñëpp dox daje beneen dimanche ci yeneen émission incha allah. jërëjëf sëñ Pape jërëjëf mbokki auditeurs yi xam naa tey jii moom vraiment waxtaan bi amoon na solo lool wax dëgg fa yàlla waxtaan nañu ci taxawaayu dëkk bi maanaam ci xew-xew yooyu nga xam ni moom la ñu wax jëm ci may kayit waaye it waxtaan nañu ci jàngoro jooju nga xam ni moo di coronavirus nekk benn xew-xew bu jaxase adduna bi lool sax xam naa ne bi ñàkk dinañ ci gën a dellu si waat buñ ci amaatee yeneen information di ñaanit suñu borom dàqal ñu ko ndax ak jullit moom lenn rek la mën su ko dara dalee balaa moo def dara lu muy def mooy jàkkaarloo suñu borom ñaan ko tàllal ko ay loxoom ñaan ko ci loolu it dinaa ci def benn observation bu ndaw rek ndax Chine moom ñëpp xam nañ ni mu toll waaye ay jamono ni daanaka mu mel ni yàlla moom li muy def rek moom rek moo ko xam adduna ngi ay jamono ci ginnaaw adduna bi yëpp jullit yëpp ñu ngi toog di mettitlu constat la bu ma def rek di mettitlu seenu taxawaay chinois yi ci ni ñuy def jullit yi foofu mu demoon sax ba nga xam ni daanaka bari na ay dëkk yoo xam ni dañ doon tere soxna yi ñuy sol di muuru di tere jullit yi ñuy pratiquer am nañ sax ñuy wax ni gis naa ci benn documentaire ay camp de concentration yoo xam ni maanaam jullit yi rek lañ fay yóbbu di leen lekkloo ay mbaam di leen naanloo sàngara maanaam pour reconvertir leen moom la ñuy woowee camp de rééducation c'est des choses qui existent kon mu mel ni tey jii xëy na ñu gis jullit yi sonoon fa lool tey jii lii ñëw day jaar léeg-léeg ñu toog xalaat ci def ci ab njàngat waaye it ñaan suñu borom jàmm xew ci àdduna bi ndax jàmm moom mooy buntu maanaam xéewal ndax nit ki moom lu mu mënti am bu amul jàmm ak wér rek amul dara kon yàlla nañ suñu borom defal jàmm defal ko àdduna bi yëpp di ñaan lépp loo xam ne rek wax nañ ko fi mu di njuumte yàlla nañu ko suñu borom jégal ngeen xam ni doomu adama moom matul waaye lu fi jekk rek ngeen xam ni dimbalu suñu borom la ndax suñu borom moom mooy dimbali nit ba su waxee nit ñi rafetlu ko waaye it wala léeg-léeg bu juumee ñu xam ni juum na rek kon ñu ngi leen di sant bu baax di gërëm suñu technicien Modou Mbaye Thiam Baye Fall waaye di ziar suñu mbokk yi nga xam ni ñoom la ñu bokkal rajo bi sëñ Ablaye Diop sëñ Ibrahima Ndiaye moom it gën nañ ko dégg lool ñu ngi koy ziar waaye di ziar suñu mbokk yi jóobee ni ndax tey jii dafa mel ni ñoom ñëpp ay réagir maa ngi gis gars yi ñoom sëñ Modou sëñ Fallou mbokk yi jóobeen yëpp ñi ngi fëgg ci Facebook bi ndax moom gars yi moom boo waxee waxi ndawal rek moom day mel ni da ngay yóbbu fit yu bari waaye it ñi ngi ziar suñu mbokk taalibe suñu jëwriñ sëñ Saer Cissé di leen sant di leen jox daje dimanche ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf
Allah